Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokki julli di ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara tey ñaan sunu borom subhanahu wa tabaraka wa taala mu boole ñu defal jàmmi àdduna ak jàmmi alaaxira te mu boole ñu ñun ñëpp saxal ñu ci lu baax ba keroog ñu koy wuy ji bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. bu loolu jàllee ngir présenté tey ki ñu war a defal waxtaan wi dañu naan mi ngi tudd Serigne Babacar Diagne. Serigne Babacar Diagne la tudd génnee àdduna ci réew mi ñu nekk ginnaaw bi dem na Sénégal ba yàlla dogalee mu toll ci mata jàng alquranul karim ci nañ ko daal di yóbbu ci benn góor gu ñu wax Cheikh Ibrahima Khalil Lo. Cheikh Ibrahima Khalil Lo du doon ko ñuy présenté ndax li ëpp Sénégal yi xam nañ ko ci daara jooju la nekkoon man ak moom ba ñu mokkalee alquranul karim ci anam ko rafet wax dëgg yàlla mu wax ne ginnaaw mu jógee foofu it ci lay dem école benn école bi ñuy wax Alfalaax école la boo xamante ne Louga la nekk ko ba ni mu amee Colobane ak Louga ak Louga Colobane Dakar. Fallaax moo nekk Louga Fallaax moo nekk Dakar Xanafi moo nekk Louga. waaw dama jum boobu Fallaax madrasatul Fallaax rek Fallaax fa la nekk kon ba ni mu amee baccalauréat ginnaaw ba mu amee baccalauréat itam ci la yàlla dogal mu ñëw fii Amérique nekk fi continent am njàngam ci université yi wax dëgg yàlla moom jëmm ji ñu leen présenté moo ñu bëgg a defal waxtaan wi lay mawdu bi nag mooy fadlu saxaaba ngeneelu saxaaba yi ci lañu nar a dikkal insha allah moolaana ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla gën a leeral làmmiñam te ubbi dënnam ba ñu fi nar a wax lépp doon njëriñ ñu mën a jëriñoo ñun ñëpp ci mbaaxug yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam. bismillah. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wastara bihadiyatihim ila yawmi ddin amma ba'd. My dear brothers, we're going to greet you Assalamu alaikum wa rahmatullah because we have a guest who doesn't speak Wolof. That's right there, so we have to speak English sometime. Alright. Today we're going to talk about the virtue of the Sahaba, ridwanullahi alayhim. And we all know, every prophet have friends, When Allah subhanahu wa ta'ala send you down the earth, you come with a friend, without people, you're not a prophet. You have to be around people to be a prophet. And those prophets, those Sahabas, ridwanullahi alayhim, they were so loyal to our Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They're the one who, after the Prophet, they're the one who spread Islam. Without them, we don't know what Islam is about. And also, they're the one who teach us how the Prophet ﷺ used to pray
and used to recite the Quran and everything about the Prophet ﷺ. And we have to think them about that. And because of, they the one who witnessed the revolution, so they bear than us so many times. Sallallahu Alaihi Wasallam say one day, those Sahaba, they have a virtue on us, even though we are like did a good deed, like Jabal Uhud, we'll never be compared, to them. So that's a big, position on them. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala say, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Which is mean those people who were the first of Islam, and those people who migrated from Mecca to Medina, and those Ansar, when they came to the Medina, those people who hosted them, they're the people Allah subhanahu wa ta'ala has pleased them and like them. So, which is mean Allah subhanahu wa ta'ala say when they were alive, I like you guys, before they passed away. That's very high thing to think about. And that's a very high position to think about, and we will never get that position in our life. And those Ansar, when those Muhajirin, the migrator, came to the Medina, Allah subhanahu wa ta'ala said to them, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. People who's came from Mecca, they were so poor. So when they came, they freed their life because they don't bring anything to Medina, and the Medina people hosted them. And when they hosted them, they don't host them because they was related to them, or they were their brother or the sisters, but they hosted them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala talk about that in the in Quran. He say, when they come, they share with them everything. Even they share them, let's see, somebody have two wives, and your brother have no wife, and you came to them and tell them I can divorce my wife, or my second wife or my first wife. Just you can marry them. So just make you to feel comfortable. That's unthinkable. If you think about right now in our modern day. And they're the people who's fought with the Prophet and spend their money to the Prophet ﷺ and help the Prophet ﷺ when no one wasn't there to help the Prophet ﷺ. And they're the people people like Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. That guy, he give up everything. What happened? He give everything he has in his life for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And Sallallahu Alaihi Wasallam say Abu Bakr, he's the best one in the Ummah after the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and after all Prophet, he's the best human being after the Prophets. And we
own debt to Abu Bakr subhanahu. We owe debt to Abu Bakr radiyallahu anhu, what he has, give us. He led the Ummah after the Prophet ﷺ passed away. And most of the Middle East was, they just believed that Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet after the Prophet ﷺ passed away. And he fought against them until they came back to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's just that's the summary I have from the this topic. Because if we have somebody who doesn't speak English, who doesn't speak Wolof, that's why I have to speak Wolof. I mean English first before I speak Wolof to you guys. Okay. Yeah. So we're gonna speak Wolof now, okay? Because that's our topic. Like we have to say about. Okay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Tey ñuy waxtaan ci saxaaba yi radiyallahu anhum, saxaaba yoo xam ne après Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku gën umma bi ku gën de koo xam ne moo gën saxaaba yi. ñoom de ñoo xeex ànd ak Yonent bi, jox Yonent bi seen xaalis, jàppale Yonent bi bu fi kenn nekk woon ñoom gas ñoo nekkoon. ñoom la islaam jaral ñu leen di mugal leen wax ne wéet leen yàlla ba bu fekkoon sax seen life day ñàkk seen life ñu bañ a wéet yàlla, loolu gën nañ leen. ñoom la mooy nit ñoo xam ne pas ñoom ñun duñu mën a comprendre lan mooy islam, lan la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jullee, la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon lekkee, parce que ñoo fekkee lépp. munoo jël sa diine Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ nañ ko sax suñu gis moom diine sax sa saxaaba yi suñ si bokk sax diine yi maanaam du mat, parce que sooy solo xadiis sans saxaaba bokk si sa xadiis wérul. kon ñooñu am nañ position bu mag si diine ji. ñooñu ne yàlla tudd si alquran ñuy wax si ñoom wassaabiquuna al-awwaluuna min al-muhaajiriina wal-ansaar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. ñi ñoo xam ne ñoo njëkk si xeet bi muy muhaajiriin ak ansaar yi ak ñoo xam ne ñoo topp si ñoom, ñoo xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw muy man ak yow ak ñëpp képp koo xam ne yaa ngi topp diine islam, yàlla nee na radiyallahu anhum am na seen ngërmaane. wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidina fiha, te yàlla ne promesse ne la aljana joo xam ne dina am ay dex ak i garab yoo xam ne day garab ak i ndox yu dex yoo xam ne day daw biir aljana, te aljana jooju day am ba faw forever. zalika huwa al-fawz al-azim. loolu day mooy sexe foofu boo xam ne moo gën ci sexe foofu yëpp. ñu la yàlla wax laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata alayhim wa athaabahum fathan qariba. yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala gërëm ne ñoo xam ne ñoo jaayante Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si ginnaaw si garab ja muy garabu bay'atu ridwaan, muy garabu ridwaan ba nga xam ne mi ngi def sulhul Hudaybiya. sulhul Hudaybiya bi benn pacte la woon boo xam ne waa Makka and muslim ñoo ko signé woon, parce que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne saxaaba yi ñun de dañuy dem umra ji
bi ñu dem umra yi si yoon bi ñu kal leen waa Xuraysh kal leen ne leen doon dugg bi Màkka. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si histoire bu gudd daal ma gàttal ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni Ousmane ibn Affan pour mu dem wax ak ñoom. ba mu demee di wax ak ñoom mu siw si Màkka ne moom Ousmane ibn Affan moom gars yi da nga koo kidnappé ba mujj gi am ñu wax sax da nga koo rey. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote ab meeting ne ñëpp nañu jaayanteeg man lu ñuy jaayanteeg man mooy sa bakkan ak sa alal ak sa lépp ngay jaayanteeg man pour xeex ak lépp lu la jëlee jaral nga jaayanteeg si maam sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam bu waxee mu ne ñii de yàlla suñu borom subhanahu wa taala kontaan na si ñoom seen jëf lii bi ñu def pour jaayante Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avant ñuy dee ñoom xam ne ñoom ay nitu aljana leen. loolu position bu ngande la si ñoom boo xam ne di position boo xam ne position bu ndaw la nekkul suñu position. sallallahu alayhi wa sallam suñu soxla xadiis sallallahu alayhi wa sallam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax na ni laa tasubbu ashaabi bu leen saaga samay saxaaba bu leen saaga samay saxaaba parce que ñoom képp maam muy ku ndaw képp ku mujjee dugg si islam ku njëkk a dugg suñu islam su jëfoon loo xam maam lu mu jëf maam yow soo jëfoon lu tolloog jabalu Uhud maanaam loo xam ne Uhud la si ay tiyaabo mënoo raw saxaaba yi. benn julli si julli saxaaba yi moo gën sa jaamu yàlla. benn taxaw saxaaba yi da wax ak Yonent sax la moo gën sa jaamu yàlla yi suñ ko boole woon. loolu maanaam ab ngëneel la bu mag si ñoom boo xam ne ñun ñu ñëw seen ginnaaw war nañ ko bàyyi xel ñu wormaal leen te wekk leen te bëgg leen te respecté leen parce que seen position si umma bi moo xaay boo xam ne ñun mënuñu leen tëb. waaw mu mel ni soo jëlee ku mel ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu kooku de islam jaral na ko maanaam yéntu si maanaam ngay xool koo xam ne di gàddaay di génn yu lay wër si dëkk te wax ne na waa dëkk bi de ku la gis na la rey yow nga jël risque boobu ànd ak koo xam ne kooku ñu ngi koy topp nga jël risque boobu ànd ak moom fii maam ànd ak moom gàddaay ak moom parce que da nga koo bëgg loolu macha allah loolu nga ne lu mag la. nga jël su mel ni Xubayb ibnu Adi ba ko waa Xuraysh jàppee bëgg ko rey balaa ñu koy rey ñu wax ko ne ko nii dañoo bëgg maanaam nga wax ñu ndax bëgg nga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk sa xaal bu nga nekk nii maanaam situation bu nga nekk nii nga nekk si wala moom mu ngi toog Madina ay saxaaba mu wër ko te moom dara jotu ko yow yaa ngi toog fii ñu lay waaj a rey bu mu leen tontu mooy man bëgguma ci sallallahu alayhi wa sallam te dëj jëm ko bañ koy waaj a rey mu ne may leen ma mu julli ñaar rakka ba muy julli ñaar rakka mu ne yéeféer yi ne man de du ma guddal parce que su ma guddalee damay bañ nga leen ni damaa tàppet pour dee moo tax may guddal ñooñu seen imaan réyoon na trop si maanaam réyoon na trop daal te taabi'uun yi de xamoon ngeen ñoom seen ngëneel parce que taabi'uun yi soo leen laajoon ñu gën si umma bi dañ lay wax ne saxaaba yi moo gën ñu bëggante nekk ñu bëggante alquran yi wax muhammadu rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana muhammad rasulullah ak ñu ànd ak moom ñoo xam ne dañoo tar trop si yéeféer yi mais yërëm maanaam jullit ñi am si ñoom yërmaane suñu waxee tar si yéeféer yi jubluwul ne dañoo tar si yéeféer yi ñuy tar si moom mooy yéeféer ñuy xeex ak ñoom
mais yéeféer yi sax yoo xam ne xeex na ñoom sax dañoo amul yërmande si ñoom seen jikko rafetoon na trop seen maqaama kawe na trop si maam si xeet ci ñu laaj Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne ko kan moo gën si xeet bi parce que ñoom dañoo nekkoon nit ñoo xam ne dañoo reconnaître ku nekk ak lu baaxam ñu laaj ko ne ku gën si xeet bi mu ne Abu Bakr Siddiq moo gën si xeet bi ñu ko ku si topp mu ne Omar ne ku si topp mu ne Ousmane doomam bu ñuy wax Muhammad ibn Hanafi ne ko ni papa kon yow foo féetee si maam umma bi mu ne leen man de ab jullit laa boo xam ne si jullit ñi rek si umma bi seen bëggante réew na réen boo xam ne dañoo dem ba tuddante ay doom nga jël ku mel ne Ali Abi Talib mu jël doomam tuddee ko Abu Bakar jël beneen doom tuddee Omar jël beneen doom tuddee Ousmane jël beneen doom tuddee Abbas ba Talha te bokk na ñoom direct loolu bokk ñoom loolu rek bëgg leen si sekkum Allah subhanahu wa taala bëggante maanaam seen bëggante amoon triché ku nekk suñu tooñee benn nit si ñoom ñëpp jàppale ko te xooluñu si deret xooluñu si dara macha allah nga jël maanaam ñu ñëw si ñoom seen biir après saxaaba yi ñu laaj ku mel ne Omar ibn Abdul Aziz ne ko yow ak Muawiya ku gën mu ne ngoolu Muawiya di xeex ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam poussière boobu nekkoon si dàll moom a gën kon maanaam seen doom yi reconnaître neen ñoom seen daraja si xeet bi ñoom ñoo jihaat ak Yonent bi sallam ba nga xam ne kenn nekk fa woon nga mel ni ku gën soo jëloon ku mel ni Abdallah ibnu Jahsh moom ak Saad ibn Abi Waqqas dañoo toogoon avant Uhud di commencé ku nekk ñaan sa morom na ni yow suba yow loo bëgg xeex bi su paree nga fekk sa bopp Abdallah ibnu Jahsh ne nii bàyyi ma njëkk a wax ne Saad ibn Abi Waqqas ne ko waxal ñu ko loo bëgg mu ne ko man de suba su xeet bi maanaam su demee ba xeex ba pare damaa bëgg ñu rey ma dagg sama bakkan dagg sama nopp nga xam ne su ma demee si yàlla du ma ni yow Abdallah lan moo tax ñu dagg sa nopp ak sa bakkan mu ne yàlla subhanahu wa taala si sa jëmm moo tax lii am maanaam bëgg la ak bëgg défendre sa diine moo tax ma bëgg lii am si man Saad ibn Abi Waqqas ba mu koy nettali dafa jooy na ni ñaanu Abdallah ibnu Jahsh moo gënoon sama ñaan nga xam ne ñoom jàppale Yonent bi jaral leen lu nekk da leen jaraloon seen bakkan jaral leen seen alal jaral leen seen lépp leneen amoon na saxaaba boo xam ne ñuy wax Hanzala de dafa amoon ceeb avant Uhud bi commencé mu dem bay dugg si ndaw si rek mu dégg am kuy woote ne ni Yonent bi safam dafa war a xeex yi Hanzala foofu la bàyyi ndaw si dem xeex ak moom dem xeex ak yéeféer yi yàlla daf dellu suwul ba ñuy laajee mais si biir moom ba nga ko reyoo pare dañoo gis ne ni dafa mel ni dañoo sangu daa am ay mandarga maanaam ndox daal nekkoon na si moom ba ñu laajee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni Hanzala de ba ñu ko reyoo pare malaaka yi ñoo ko woon sang loolu ñu xam ko ban nit après saxaaba yi moo mën a wax boppam ne ni moom malaaka yi sax gërëm nañ ko ba koy sang comme maanaam ñoom am nañ makaana boo xam ne si umma bi makaana bu ngand la te ñun ñëpp war nañ si bàyyi xel te nag maanaam nangul leen ko te reconnaître leen ko nga jël ku mel ni
Ousmane ibn Affan. Ousmane ibn Affan moom alalam da koo séddoon ak jullit ñi. Yonent bi sallam bu muy soog a ñëw Madina amoon na benn teen bu nekkoon biir Madina. ku moomoon teen bi ab yahud la mais yahud bi doon jaay ndox bi saxaaba yi doon jaay ndox bi ku bëgg ndox da lay jaay. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nii kan mooy jënd dex bii ma garanti ko aljana. Ousmane ibn Affan ne man yaa Rasulullah may jënd dex bii nga garanti ma aljana. nit ñoo xam ne dañuy dox ñoom ñu xam ne am neen ay kër ay dex ay jardin aljana te deewaguñu ñun de amuñu ko te ñoom de ñoo roy Yonent bi sallallahu ba roy ko si julleem roy ko si jaamu yàllam roy ko si lépp. Yonent bi sallallahu yàlla di wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kaana yarju allaha wal yawma al axir wa dakara allaha kathira. yéen de Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen roy képp koo xam ne bëgg nga dugg aljana koo xam ne yaakaar nga aljana ak alaxira. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen roykaay. saxaaba yi ñoom ñoo roy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko moom jeex tàkk kon ñun saxaaba yi suñu ay roykaay leen ñu xam ko wala ñu bañ ko xam parce que ñoom diine ji si ñoom lañ ko comprendre suñuy jàng Yonent bi nan lay jullee saa saxaaba yi xamuñ Yonent bi ñu jullee parce que ñoom ñoo nettali loolu ñoo ko nettali bañ ko nettalee am nañu amaana joo xam ne maanaam wóor nañ wóor boo xam ne dañoo joxe lépp bàyyi ñu dara si dina ji te su leen neexoon duñ ko def mais yërëm ñi ñëw seen maam yërëm ñi ñëw seen ginnaaw ñu joxe diine bi lu mu war a matee after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam loolu maanaam macha allah. nga jël ku mel ni Abdallah ibn Mas'ud mi wax ne yàlla dafa xool xolu jaam yi mu xol bu gën si xolu jaam yi muy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu paree si di xool maanaam ban xol moo gën si xolu jaam yi mu xool yan àndandoor ñoo gën si àndandoor yi suñu borom wërsëgal àndandoor yooyu nekk saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam ñun kan moo ñu wóoroon ne suñu fekk woon jamono jooju ay yéefar la ñuy nekk wala ñu ay yéefar kan moo la wóoroon ne soo fekkoon yooyu jamono Abu Jahl si maanaam si kanam Abu Jahl ngay taxaw wala da ngay nekk Umar ibn Khattab wóoruñu ñoom ñoo fekkee ñoom ñoo fekkee aaya bi ñuy wàcc ñu gis ko jàng ko si Yonent bi bu mu mokk lu mbax dégg ko si jamono maam dégg ko si gémmiñ Yonent bi sallam ñoom la yàlla gërëm seen gërëm garantie boo xam ne ñu ngi dund ci ñoo xam nañ ko ñoom la yàlla tudd seen tur mi mel ni ki ñuy wax Ubay ibnu Kaab suñu borom dafa wax Yonent bi la ne ko nii damaa bëgg nga jàngal Ubay ibnu Kaab lam yakun ni na Yonent bi jàngal damaa bëgg nga jàngal Ubay ibnu Kaab damaa bëgg nga jàngal lam yakun lazina kafaru Ubay ibnu Kaab Yonent bi ñëw di ko wax Ubay ibnu Kaab di ko yàlla moo ma digal ma jàngal la saar bii Ubay ibnu Kaab jooy mu ne ndax yàlla daa tudd sama tur ba may wax ak ndax yàlla sama tur la jaar Yonent bi sallallahu ne ko nii sa tur la jaar Ubay ibnu Kaab jooy xoolal kooku saxaaba boobu ban ngëneel la am yàlla tànn la si tàntu jaam yi tudd sa tur te tuddul turu seen moor tuddul seen maanaam turu kenn tudd ko maanaam si jaam yi parce que yàlla dafa xamoon seen dëggu ak seen wóor ak seen sincérité diine ji ñu leen jaral moo tax yàlla subhanahu wa taala gërëm leen yàlla miy wax suratul xadis la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qaatal
mu ne ñoom ci saxaaba yi sax ñoom am nañ ay daraja ñoom am nañ ay ngëneel kii moo gën diw sànga kii mooy sànga ñoom ci saxaaba yi am nañ ko yàlla na ni ñu xeex maam ñoo xam ne muhaajiriw nii mënuñu jam ak ñoo xam ne xeexuñu ñu xeex Badar ñu xeex Uhud ñu xeex Xandaq mënuñu bokk ñoo xam ne xeexuñu Xandaq ñu gàddaay yi parce que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ak yàlla moo tax ñu gàddaay yi mënuñu bokk ñoo xam ne gàddaayuñu maanaam mais ñoom ñëpp yàlla suñu borom subhanahu wa taala dig na leen aljana te ñun ñëpp ne aljana yi am kon da ngay diggee si aaya jooju ne ni amul saxaaba buy dugg safara amul saxaaba buy dugg safara képp ku gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gëm ko te ànd ak moom yàlla garanti na la aljana avant ngay génn àdduna muy nekk martaba bu rafet martaba bu kawe boo xam ne ñoom kese ko am ñun amuñu ko suñu borom di wax suratul Hashr di wax ak ansaar yi leen wax ne lil fuqaraa alladina uxriju min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana ñooñu ñàkk ñooñu jigee muhaajiriin yi maam ñu ñàkk si muhaajiriin yi ñoo xam ne dañuy génne seen kër génne leen maam ñu bàyyi seen alal seen ak seeni soxna ak seen waa kër ñëw Madina lépp rek yàlla ak bëgg Yonent bi ak bëgg xepp Yonent bi sallam jaral leen ko ñoom de ñoom ñooy ñu dëgg ñi ñoom ñooy ñu am sincérité mu teg si na ni walladina tabawwa'u daara wal imaana min qabl yuhibbuuna man haajara ilayhim maanaam ñooñ ñoo xam ne bi ñu ñëwee Madina ñoo leen dara seen kër yi këru islam ci yuhibbuuna man haajara ilayhim dañoo bëgg ñu gàddaay si ñoom te ñoom de amuñu benn ab mbanjeel wala ab xeebal wala ab sonal bi leen sonal ñu ne ñi dañoo sonal yu sàngam bu ñu am ak muhaajiriina ñu bokk ak ñoom seen lépp seen bakkan seen lépp même sax bu fekkoon sax loolu sax dafa fekkoon ne dafa am spécial ci ñoom ñu bokk ak ñoom yàlla ne ñoom ñooñu dëgg ñu ñun nag yàlla boole ñu ci aaya bi ci topp mooy ñun de mooy ñoo xam ne ñu war a nekk mooy ñoo xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw te su ñëw seen ginnaaw dañoo wax ne rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yàlla nga ñu jéggal te jéggal suñu mbokk ñooñu mooy suñu mbokk saxaaba yi ak suñu mbokk ansaar yi ñoo xam ne ñoo nekkoon Yonent bi sallam yàlla jéggal leen yàlla nangul leen te yàlla bañ a def suñu xol ñu am si benn bañeel wala benn grudge bu ñu am di koy jëmee towards saxaaba towards saxaaba radiyallahu anhum ridwanullahi alayhim nga jël ku mel ni Abdurrahman ibn Awf islam jaral noonu la ko dafa jëloon xaalisam di si dépense Yonent bi sallam ba Yonent bi sallam ne ku gën si xeet bi si samay waay mooy Abdurrahman ibn Awf yàlla boole ko si ñoo xam ne the 10 paradise maam ñoo xam ne the 10 Sahaba who promised the paradise before they passed away loolu nekk martaba bu ngandeen soo xoolee si biir saxaaba yi am na si ñoom ay ngëneel kan moo gën ci saxaaba yi kan moo si topp ku si topp Usmaan ibn Affan ku si topp ñooñu gën si xeet bi gën yàlla ñu leen toftalee noonu seen xilaafa yi ñuy toftalee noonu la seen martaba lay toftalee ñooñu ñoo gën si xeet bi ñooñu dañuy wax nee après alquran ak sunna ñoom seeni jaamu yàlla ak ñu ñuy déggee diine ñun ñoo ñuy war a déggee diine
saxaaba yi li ñuy déggee diine ak li ñuy toppee diine ak li ñuy jullee ñu topp si xel bi ñooñu war a jullee parce que ñooñu mën a wuute ñoom ñoo la gën. après ñooñu 4 yooyu ñu si topp amoon na ñuy wax fukki ñoo xam ne yéen ci salas la da leen dig aljana ñu ngi dund ñu xam ne aljana la ñuy jëm ñooñu mooy ku mel ne Abdurahman ibn Awf ku mel ne Az-Zubayr ibn Awwam ku mel ne Saad ibn Abi Waqqas Abu Ubayda ibn Jarrah ku mel ne Saïd ibn Zayd ñooñu de ku mel ne Talha ibn Ubaydillah ñooñu de après 4 yooyu yeneen 4 yooyu maam yeneen 5 yooyu ñoo gën si xeet bi si biir saxaaba yi am na yeneen ñu gënal si saxaaba yi mooy muhaajiruun yi mooy waa Makka mooy ñoo xam ne ñoom la waa Quraysh génnee ñu gàddaay ñëw biir Madina te amul lenn lu tax ñu def loolu parce que dañoo bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yaakaar ajr maam yaakaar reward from Allah subhanahu wa ta'ala. après ñu si topp mooy al ansar mooy ñoo xam ne bu ñu ñëwee ñooy dalal ñoo xam ne ba leen dalal xool si ñoom seen am xaalis wala fu ñuy bokk mais dañ leen dalal parce que ñoom dañoo bëgg Yonent bi bëgg saxaaba yi bëgg yaakaar yàlla riwot yàlla su ñuy demee ba yawmal qiyaama. ñu topp si ñoom mooy waa bay'atu ridwaan mooy ñoo xam ne ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wootee bëgg a dugg Makka waa Makka na ko dootu dugg ñu signé benn pacte bu ñuy wax sulhul Hudaybiya mooy pacte boobu li ko indi woon parce que Ousmane la ñuy jàppoon Ousmane la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni woon biir Makka pour mu négocier yéefee Makka yi ne ko dañ lay jàpp fii dañ lay téye fii ba waxtaan ak yow ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu bëgg Yonent bi def ko maanaam mu def ko ñu soog la bàyyi ba am xibaar bu siiw na ni Ousmane de dañ ko kidnappé wala dañ ko rey Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote ab ndaje nañu damaa bëgg ñëpp ngeen jaayanteeg man ci seen diine seen alal seen xaalis seen dund lépp ñu jaayanteeg ñoom ba ñëpp jaayante yeneen jour bu ñuy jaayante sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ñoo gis seen loxo teg ko si loxo yi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu paree sallallahu alayhi wa sallam jël loxoom ndeyjoor bi na nii lii mooy loxo Ousmane muy nekk loolu nekk ab ngëneel bu ngand ci Ousmane ibn Affan ñu fekkee dajee boobu ñoo gën ci xeet bi après ñu stop mooy ñu gàddaay ñëw Madina Yonent bi sallam nee na après fathu Makka gàddaay amul kon loolu muy mën la nga déggee si ne am na saxaaba yu gàddaay ñëw Madina mais am na saxaaba yoo xam ne gàddaay ñëw Madina après fathu lañu ñëw Madina suñu borom nañ ñooñu ñëpp maanaam ku gàddaay ñëw ak koo xam ne gàddaay ñëw mu ñuy yem ab preuve mu ñuy yem ay reward mais ñoom ñëpp yàlla dig na leen aljana avant ñuy gaañu maanaam ñooñu ñooy saxaaba. lan mooy saxaaba mooy koo xam ne gis na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo dund ak moom rek saxaaba la. ñooñu de moom ñuy dégg suñu diine si ñoom mënoo wax ab xadis saa nga tudd saxaaba soo demee ba mën a jàng alquran ba mokkal alquran saxaaba yi ñoo la ko jàng après Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ñoom ñoo bind alquran ñu koy bindee si jamonoy Abu Bakar Siddiq maanaam suñu demee ba am kaamil yi bëri ay maam suñu kaamil yi bëri nañ ko santee Abu Bakar ak Ousmane loolu nekk ngëneel bu mag loolu mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne ni bu leen saagee samay saxaaba parce que soo leen jëfoon lu toll ak Jabal Uhud munoo dase
yow mënoo dab seen jëf loolu ñu déggee si ne ni yow sa kaamil boobu soo ko téyee loo si jàng rek Aboubacar am na si tiyaabu wala Ousmane am na si tiyaabu est-ce que kooku mën nga ko dab koo xam ne lépp loo jëf rek am nga si moom am na si tiyaabu koo xam ne lépp loo jëf rek moom am na si tiyaabu est-ce que kooku yow mën nga ko dab kooku de mënoo ko dab kooku de loo mën a def mooy ñaanal ko yàlla yërëm ko te yàlla yërëm na ko pare bu dugal ko aljana yow kay yàlla yërëm ko bu dugal aljana te yàlla bu la yërëmee dugal aljana mooy nga bëgg ko te sopp ko te xam nga déelam nga xam ne moom après yàlla après yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo demee ba mun a toog si jumaa ji di julli lamp yi tàkk climatiseur bi di tàkk nga toog fu nooy ñoom la parce que ñoom ñoo xeex loolu pour nga am loolu ñoom ñoo jaarale diine ji foo xam ne diine ji su eggee bi Amérique ñoom ñoo ko eggal su eggee bi Sénégal ñoom ñoo ko eggal parce que ñoom ñoo xeex ba yow nga dégg diine ba yow nga comprendre diine ba yow nga mën a am xel bu del di jaamu yàlla ak noo ko mënee jaamoo te kenn fekku la fi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gaañoo amoon nañu murtad mais si dégg diine Aboubacar ak saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñu xar seen tànk tubéy xeex diine ji di ko xeex ba ñooñu wéttoon yàlla gëmaat yàlla yemuñ si rek ñu ne diine ji ñun de wan neen ko eggali fu ñu ko war a eggalee mooy yeneen dëkk yu ñu dëkkal boobu jamono yi dëkk yu ñu dëkkaloon mooy ay the Roman Empire and the Persian ñoom lañu dëkkaloon mooy Faris ak Rome ñu xeex ñu seen dégg diine ak bëgg ñooñu bëgg képp ñoom ñu bëgg nit ñi ba ñun de aljana bu ñuy dugg bëgg nañ képp kuy nit maanaam képp ku nekk si àdduna bi dugg si àdduna maanaam si aljana jooju maanaam loolu seen yërmaane la ñu jàmbaarloog ñooñu ba ñooñu topp leen si seen dégg islam ak seen jaamu yàlla ñu ànd ak ñoom jaamu yàlla diine ji di law ba dugg Sénégal di lawaat ba dugg bi Amérique comme ñoom ñooñu de war nañ leen bëgg war nañ leen respecté la ñaan yàlla fa suñu jullee maanaam dañuy wax ne leen bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diine la mais bëgg saxaaba yi also diine la parce que mënoo bëgg yàlla bëgg yonent bi te bëggoo saxaaba yi loolu mënu nekk parce que soo bëggul saxaaba yi mooy bëggoo yonent bi parce que yonent bi ñooñu leen bëgg kon wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain xamul fan la bul sonn booy.